waaw maa ngi nuyu internet ak téléspectateurs yu Thiès Actu yëpp tey nag mouvement M2D bu Thiès moo daje woon fii ci siège Pastef Thiès ama fi benn conférence de presse li ko wund nag mooy dañuy dénoncer dans un premier temps on se limite à dénoncer mais mooy premier pas bi nga xam ni moom la ñu teg si lutte bu nga xam ni moom la ñu entamé muy une lutte boo xam ni dafay continuer ndax xam nañu ki ñu ko seqal du dellu ginnaaw démb dañu toog bàyyi boori tàkkusaan ñu wax ñu ni dafa am benn projet de loi bu ñu bëgg a jàllale assemblée nationale ni ki tey ci àjjuma ji diggante 10h ak 11h waaye du n'importe quelle loi ndax bu doon n'importe quelle loi urgence nag la ñuy wax en plus bu doon n'importe quelle loi xëy na du bari bi coow mais projet boobu li tax mu doy waar mooy bis bu jàllee ci réew mi dinañu dugg ci guuta goo xam ni fii ak 10 ans 20 ans 30 ans 40 ans duñ ci génn dinañ ci dugg ci guuta goo xam ni ñun ñëpp daanaka ay prisonniers la ñuy nekk suñu propre réew suñu propre kër ak suñu propre région projet de loi boobu nag li ci nekk mooy article 279 alinéa 1 maanaam bépp manifestation bu am képp kuñ ci jàpp dañ lay atte comme ku ñuy nu ñuy atte terroriste dañ lay jàppee terroriste perpétuité dañ lay tëj à vie pour lan parce que juste da nga nekk di manifester pacifiquement pour la démocratie wala leneen ak leneen loo xam ni droit la ndax ñu xam ni manifestation droit la boo xam ni la constitution moo ko may bépp doomu sénégalais bu juddoo fii ci réew mi ci article 8 la manifestation est un droit constitutionnel donc projet de loi bi il est anticonstitutionnel ndax dafay restreindre suñu ay liberté individuelle mais aussi suñu ay liberté collective liberté individuelle su ma ko waxee mooy bu jàllee am na ci article boo xam ne ñuy waxee article 15 daanaka Facebook moom ak WhatsApp wala live en tout cas lépp loo xam ne xarala yu bees dañ ko daan def mën na la ci jàpp ne la da nga def offense au chef de l'État wala ñu jàpp la ci leneen ak leneen ak leneen live bu àgg kenn dootu ko def message Facebook mën na la cee tëj à perpétuité dañ lay atte comme ni ñuy atte terroriste loolu benn assemblée nationale bu mécanique am majorité bu mécanique boo xam ne lu mu fa dugal dañ koy jàllale te buñ koy jàllale dañuy tàccu xamuñu ni baax na wala baaxul ci askan wi ginnaaw day jàll du tee nag ñun ñi nga xam ne nous sommes d'honnêtes citoyens nous sommes des patriotes bëgg suñu réew dinañ ci dox dinañ ci wax dinañ ci xeex ba fu suñu doole yam pour dénoncer projet de loi boobu nga xam dañ ko bëgg a modifier ñu ni on ne touche pas à notre constitution il y a 10 ans de cela le 23 juin 2001 lii lañ doon xeex ak Ablaye Wade ne touche pas à notre constitution Macky Sall il n'a pas jàngul leçon yi 10 ans ci ginnaaw amul lenn lu ci Macky Sall jàng ndax bu ci jàngoon dara kon tey jii du ñëw indi projet bi ma xam ne projet d'urgence la boo xam ne dañ ko war a voter muy restreindre ba ci suñu ay liberté individuelle donc loolu moo tax M2D daje fii def dans un premier temps conférence de presse mais yamu fi ndax ñu ngi koy xaar war na fi ñëw le 29 il paraît ñu ngi koy xaar M2D Thiès ñu ngi koy xaar te bu ñëwee incha allah dinañ ko wan ni réew mi santul Sall réew mi santul Faye réew mi ñun sénégalais ñun ñoo ko moom te kenn ëppale fu fi kenn te am na ci loo xam ne ñun duñu ko nangu ndax daf ñu jaral suñu bakkan. Thiès mbokki Sénégal ñun waa M2D bu Thiès ñoo dajaloo tey fii ci permanence Pastef à Somme pour dénoncer li xew Sénégal diggante démb ak tey mooy li Macky Sall génneel ñu benn loi duñu ko so proposer mais daf ñu koy imposer d'urgence loi boo xam ni manifester Sénégal mooy tayle sa bakkan mooy Sénégal Macky Sall da ko nar a def réew moo xam moom mooy nekk buur di tëj ko ko neex yàgg na ko def mais bii moom dafa nar a gën a garaaw maanaam tënkal ko sénégalais dañ la ne ku dem ci manifestation yi ñu lakk baa ñu taal fenn donte fekk nga ko yow nga fekk manifestation bi yow suñu la jàppee terroriste nga xam nga wax ji mooy yow reyoo terroriste loi boo xam rey nit amu ci loi bi yëpp article yi ci nekk yëpp amul rey nit mais kon rey nit lan lañ ko war a tuddee comme rey nit du ñoom li mu def ci loi bi yëpp amul lu ci rey nit am te nee na ko kay ku ñu jàpp ci loolu muy taal muy lakk bala yàq dara loo xam oto la bala yëfu jàmbur donte teyoo ko mbooloo ma fa nekkoon képp kuñ ci jàpp yëgoon nga jaaroon nga fa romb nga fa suñu la jàppee terroriste nga te lii nit ñi xamul mooy loolu procédure bi la bokkut ak code pénal garaawul soo demee jàkkaarloo juge bi su lay àttee moom
moom day àtte dëgg amul problème mais problème mooy procureur ak juge d'instruction bi liñ lay dawalal si juróomi at yooyu avant ñu lay àtte musiba la. Imam Aliou Ndao bi Sénégal yëpp seedal nañ li ko fi daloon 33 mois mu tëdd ko si ay accusation caaxaan te loi bi dugagul woon. loi bii ñuy wax nii dugagul woon kon nañ xalaat képp kuñ fi jàppaat jiñ la terroriste si ay fen ay kàcc si ay fen si ay kàcc Imam Aliou Ndao tax na tey Sénégal waroon nañu urus di wax waxi terroriste fii si réew mi. Macky Sall ñaata at mu ngi nga baal ma di kàcc wax lu amul mook ñi mu àndal ay police ak gendarme di ñu rey ak jàpp nañ ay yan terroriste lañ fi jàpp ñoom police gendarme suñu mënoon dara terroriste nervi yi lañ doon fitnaal barki dem ñu tere nervi yooyu nañ ñu bàyyi ak nervi ak ñëpp. ñoom am nañ doole mi ñoo leen mën ëpp leen si ëpp leen fit ëpp leen mbooloo nañ ñu xajal bàyyi ñu nervi yi mais policier ak gendarme nañ bàyyi nit ñi ñuy jàpp bala ñu bàyyi ñuy seetaan nervi di fitnaal loi bi pour dellusiwaat si sénégalais yi yéen a ngi seetaan waaye musiba bi dina këpp si ñun ñëpp nag loolu leer lépp du yem si ñun kese ñii de politique ñëpp a ngi toog def seen soxla jàpp ni politiciens lañ ku nekk nañ fekk. dañ la fekk ngay dox ñu jàpp la bala jàpp sa jabar jàpp sa doom jàpp sa jëkkër su boobaa nag sa seetaan moo waral lii yëpp ndax ay du yem si bopp borom olof moo ko wax. merci xam nga merci jërëjëf génn si mbedd bi dafa am lu ko jiite mooy yëgal sénégalais yi ba sénégalais xam nga génn si mbedd mi pour mu mun a neex il faut sénégalais yi jàppale si mais sénégalais yi. bala ñu fekk il faut nga yee leen ubbi seen xel ba ñu xam li ngay xeex pour ñu mun ñoo jàppale si xeex bi donc xeex bi du xeex benn nit ñaari ñett nit moo waral conférence presse ñu jàllale ko ba presse bi jàllale ko population bi xam lan la ñuy xeex xam suñu jot wàccee si mbedd mi jàkkaarloo Macky Sall population mun a ñëw jàppale ñu parce que ñoom boobaa yee nañ leen ba ñu xam li waral coow li mais bala ngay dem ci coow da ngay xam li waral coow li